Salif Sadio détenir les otages. man nag beneen question mooy posé mooy pourquoi état bi tey du jël responsabilité am sécuriser la zone la forêt casamançaise lan moo xew est-ce que dafa am ay complicité yu nekk ci au niveau à des degrés insoupçonnés moo tax jëluñ seen responsabilité mais xadi ku gis tey trafic de bois bi ni muy demee Casamance am na lu xew ci biir. parce que temps yële passé maa ngi koy wax keroog moom Ali Aïdara waxaat na ko ci beneen émission dëggal ko def na ay enquête ci ay moyens boppam yoo xam ne ni demoon na ba bakkanam sax naroon na ci des. donc mu indi ay firnde yu leer te ba léegi si état bi deful dara kon xadi am na lu xew. Monso bu ñu déggee conditions yi mu mel ni xeetu indépendance la rek ndax bu nee ñu bañ a lijjanti seen mbir dara seen périmètre itam ñu bàyyee leen ko ndax defuñu benn bond en arrière. Sénégal mënuñu ko xàcc am foo xam ne day nekk périmètre bu Mansour wala bu Abdoulaye Mbow wala bu Salif Sadio wala bu Demba Ndiaye Sénégal la force de l'ordre yi am nañu droit contrôler fu nekk. lii dëgg mooy man góob sax ndey gis nga li ñuy foog ni dafa dédouané Gambie góob sax loolu. bluff laa ko jàppee Salif Sadio ni ma waxee bluff la parce que quel que soit bois bi ñuy jéem a protéger bañ ko laal ak tool yi nga xam ni dañu fay bay aw ñollu tool yi bois yooyu bu ñu ko daggee wala ñollu woowu bu ñu ko récolter Gambie lañ koy jaaxalee. usine entreprise étrangère yi bëgg a taal Afrique de l'Ouest laa xamul luy ndeyam africains yi nangu lu mel noonu xadi parce que ay chinois ak ay indiens ñoo nekk Gambie implanté fa seen ay usines di jënd bois bi trafiquants yi di dagg ci àllu Casamance. kon Gambie am na ci part de responsabilité bu mag parce que xam na ni amul bant te moo nangu ñu dugal bant yi ci dëkkam. mais xam nga boo dégloo Salif Sadio mi ngi wax ak autorité gambienne ñu doon waxal ni leen xanaa tey ngeen ma soxla. parce que ñu ngi wax ci mbirum otage man aussi foofu laa ko teg. parce que mi ngi leen expliqué ni leen. mosoo leen am ci man soxla tey ba ngeen ma soxlaa pour affaire libération ñi jàpp moo tax ngeen ñëw vers man. xam nga bëlëf la mais li ko sabab loolu lépp muy xam na ni Sénégal fi ne li ko gën a yitteel te yitteelu ñun ñëpp mooy suñu juróom-ñaari doom yi nekk ci seeni loxo. nga xam ni képp kuy woyefal discours képp kuy maslaha da nga ko jëmale ci ñaan yàlla ñu ñibbisiwaat seen ay njaboot parce que borom yi njaboot lañu yu nekkoon di défendre seen réew d'ailleurs moo tax tekk ci am ñuy teg ay conditions. mais xam nga man mënumaa nekk Sénégal rek ak sama féddikéewu bopp di poser ay conditions lu toll ni état. Gambie mënuñu ko cee génne mais africain war nañu takkuwaat xool exploitation illégale yu ay étranger di def ci seen àll wala seen suuf wala seen commerce parce que yii dong lay jur. alors nag message bi nga xamante ni vraiment ci wàllu dal ci wàllu am yaakaar ci suñu soldats yooyu mooy jàmm rek comme ni ko maire bi waxee sànq Adja Ndeye Marie. vraiment jàmm parce que li nekk lépp ci xel yi ak xalaat yi. da nga koy calculer di ko poser tellement doo xam sax ban nga ci war a génne ngir fi situation bi toll ak ni nga koy calculer surtout ba kenn soldats yi nekk ci seen loxo. justement Abdoulaye Mbow en attendant 7 soldats yooyu ñu ngi ci seen ay loxo ay bakkan la tey ban réponse la gouvernement Sénégal war a joxe si lii. njëkkal bi damay tàmbalee wax ni dañoo wax armée et nation donc ñun li nga xam ne moo di armée et nation dafay regrouper li nga xam moo di le sens du républicanisme j'allais dire de la démocratie et de l'intégrité territoriale. nga xam ne ça ne se négocie pas l'intégrité territoriale d'un pays ne se négocie pas encore une fois boo jàngatee question géopolitique da nga koy étendre ni effectivement Sénégal am na loo xam ne réussir na ko en Gambie ak l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow réussir na ko indirectement ou directement en Guinée-Bissau avec l'arrivée au pouvoir de Umaro Sékou Mballo donc ñaari dëkk yooyu dafa mës a nekk dëkk yoo xam ne ay rebelle lañ fay daw di laqatu surtout Yaya Jammeh mu ngi fay nekk ak jamono ji nga xam ne Nino Viera mu nga fa woon donc ñun dañoo war a fexe li nga xam ni mooy intervention armée en Casamance mënut a ñàkk waaye l'état du Sénégal tàmbalee ko ci Abdou Diouf jaar ci Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall dañoo mës a privilégier dialogue ils ont dialogué def nañu Foundiougne 1 Foundiougne 2 waxtaan nañu dugg nañu fu ne am na ay bonne volonté ay cadres yoo xam ne waxtaan nañu ci léegi nag 7 soldats yooyu def naa ni du gulet ñuy jàpp en otage ay soldats wu Sénégal waaye nag ki nga xam ne dafa dugg en irrédentisme muy le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à travers leader bi di Salif Sadio mais bu jàppee ay doomu Sénégal ñu nekk armée wu Sénégal ala kulli aal dina teg ay conditions encore une fois c'est une déclaration c'est une forme de communication mais lay waxtaan état di waxtaan
bay fexe nu mu libérer li nga xam ne moo di ay soldats am defe naa ni ça doit être secret défense du loo xam ne dañ koy wasaare si mbedd bi loo xam ne dañ koy dama koy xam wala keneen xam ko si biir ñoom seen biir ñoom ñooy xool naka la ñuy doxalee naka la ñuy waxtaanee naka la ñuy fexe ba nga xam ne daañu récupérer suñu ay soldats waaye dafa am mbir yoo xam ne encore une fois ce n'est pas du domaine de l'espace public c'est du domaine exclusif et exclusivement réservé si ñi nga xam ne ñoo yore état incarné ko te que sa jiitu mooy président de la république Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal si liggéey googu ak ñi nga xam ne ñoo di officier ak sous-officier ñu nekk si armée xarañ lool ñu ràññee leen lool def naa ne foofu la ñu war a taxawee waaye Casamance moo xam feneen ak feneen il n'y a pas de dialogue par rapport ak li nga xam ne mooy défense totale de l'intégrité territoriale du Sénégal. Abdoulaye ñu wax nag ci installation bureau commission conseil municipaux yi départementaux yi conseil sénégalais des femmes ñoom ñu ngi artu di fàttali li yoon wax ci wàllu parité absolue ci instance sélective yi ak semi sélective yi ñoom jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi soxna yooyu le di xam le ni bu ñu jalgatee yoon ci wàll wi ñoom dinañu dem fa mbaxane doone benn ñu ond ci ak Tidiane Diallo. ñu fexe respecter parité bi ci bureau commission municipaux yi ak départementaux yi lii la jigéen ñi xaar ci kilifa yi. conseils municipaux yi ak seeni bureau fal commission yi membre commission yi parce que loolu la loi bi wax loi bi dafa wax ne institution yi nga xam ne ñoom la décret d'application bi jël mooy conseils ruraux yi et conseils régionaux yi municipaux yi ruraux yi ak seeni bureau ak seeni commission. waa COSEF ñu ngi interpeller parti politique yi ak coalition yi. ñu di leen ñaax yéen góor ñi yéen jigéen ñi ngeen xam ne yoon moo leen tax a jóg respecter yoon a leen tax a jóg ñu respecter li nga xam ne mooy la loi sur la parité. ñoom ñi la di xamle su fekkente parti politique yi ak coalition yi respecté wuñu parité bi ci bureau commission yi nee nañu dañuy saisir yoon. ci local yi ba tey coalition And Siggil Thiès ñoom ñu ngi jouer prolongation yi coalition boobule ñu ngi ñaawlu ay cas fraude yu ñu ne moom la ñu nemmeeku tax la ñu bëgg mooy ñu annuler vote yi ci bureau de vote yu bari yu nekk ca Thiès Est muy commune boo xamante ne waaye Yewwi Askan Wi ñoom ñoo fa am ndam recours boobule nag seen ay avocat daal dina koy déposer ci cour d'appel bu Thiès ñu ànd ci ak Pierre Claver Pouy. ju njaaj yu bëri la ñu nemmeeku ci bureau de vote yi ëpp na fukk ak juróom benn bureau de vote ca centre Kabassal waaye tamit daal ci yeneen bureau de vote ya nekk ca Thiès mu jàpp ne élection bi jaarul ci yoon. parce que dafa am ay irrégularité lu dul yoon yoo xam ne dafa fës torop ci boo ko seetloo ci bureau de vote bu ñuy wax centre Kabassal te ñoom mënuñu génne ne am nañ benn arrêté boo xam ne préfet bi may na leen ñu proroger ay 20h 19h minuit am na ñu dem ba 2h du matin am na ñu dem ba 3h du matin te teguñu ko fenn dañ ko war a annuler moo tax ñu porter suñu recours boo defee recours justice du ko bàyyi mu jàll da koy at. moom mi di avocat And Siggil Thiès jàpp ne daal fu mbir yi toll jamono ji kenn warul installer équipe municipale. préfet bi xëy na naam yëgul woon ne recours am na ci bureau de vote yooyu xam nga préfet bi moom liggéeyam rek lay def dafa yëgul woon rek ne recours am na ci bureau de vote yooyu bind nañ ko nag yëgal ko li ci kanam rawuli bët. su fekkente ne cour d'appel bi nag topp na avocat And Siggil Thiès Abdoulaye Dieye mi ko jiite moo nar a nekk maire commune Thiès Est mu nar fa wuutu maître Ousmane Diagne bu Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne moom la ñu tabb jamono ji maire Thiès Est ginnaaw résultat provisoire yi. ba tey kon ci wàllu politique législative yi fanweeri fan ak benn bu weeru juillet la ñu koy amal Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall ndax daañu ca bokk di laaj bu ñu taxaw samp seen réhabilitation ñoom ñaari responsable politique yooyu leen bokk na ci doléance yi ñu tegoon ca dialogue politique bi waaye bu ñu sukkandikoo ci Serigne Thiam di professeur ci wàllu droit ca faculté des sciences juridiques ca université bu Ndakaaru moom xamle na ni ab amnistie ak itam ak proposition de loi wala projet de loi képp moom moo mën a tax ñoom ñu jotaat ci seen ay droits civiques et politiques ñoo ci ak ay explication yu Younousa Baldé. ñu condamné leen yóbbu leen kaso laata ñu leen di gracier wante ba tey Karim Wade ak Khalifa Sall dañoo ñàkk seeni droit civil ci gàttal duñu mun a woote te kenn mënu leen fal fii ci Sénégal waral sax Khalifa Sall bokkul woon ci jongante gox-goxaat yi mujj laaj bi sampukaay mooy naka la ñu war a def ngir ñu delloo leen seeni droit civil bañu sukkandiku ci Serigne Thiam nekk jàngalekat ci faculté
faculté des sciences juridiques et politiques ci université bu Ndakaaru looli ngir mu am ci benn anam rek la mun a jaar li ñuy naan amnistie te amnistie nekk na ab ndogal boo xam ne nguur gi moo ko mun a jël def ko projet de loi wala député bu ko jël def ko proposition de loi laata ñu koy woote ci assemblée nationale moom jàngalekat bi ci wàllum droit privé ci université bu Ndakaaru di ñu xamal ni rek amnistie ay fait lay visé maanaam du jëm nit ki ko intéressé te loolu dafay yóbbaale ay daan ci wàllum koppar waaye it ci wàllum condamnation pénale waaye Karim Wade ak Khalifa Sall mu nes nañu dundee yaakaar bu fekkee l'opposition bi gagné na élection législative yi fii dina gën a yomb ci ñoom. Ndeye Dimet gis nañu waa COSEF di artu jëmale ko ci wàllu parité loi bi ba ñu ko fi tegee ba tey application bi dafay poser problème. waaw dafa poser problème mais bu ñu sukkandikoo ci caucus des femmes ñoom wax nañu ni parité bi baax na. maintenant nag boo gisee loo xam ne da nga ko war a dénoncer aussi da nga koy dénoncer su ko defee yoon jox la dëgg. te soo gisee ñoom tey ñu génn tamit wax nañ dëgg. parce que élection yi passé boo fàttalikoo Khady AGS porté woon na plainte ca Kaolack. bi ñu porté plainte itam ñu am gain de cause mais finalement mujj ñu annuler liste boobule parce que dañu ni parité bi c'est vrai que loi la mais am na loo xamante ne nii waruñu fa egg ba sës. donc c'est très normal que bu ñu demee ci conseils municipaux ak départementaux yi bu ñu tabbee góor tabb jigéen te surtout bu ñu amee maire bu góor ki ci war a topp. dafa war a nekk maire dafa war a nekk adjoint